cant ak gërëm ñeen na leen yéen ñi safoo seetaan Feeling Dakar TV ñu ñëw ak yéen sur les actualités les plus marquantes de la semaine na ci ànd ak nag sama naataango yi di Abdoulaye nag nar a waxtaane lépp lu dem ci wàllum politique ci ay bés yu génn kii di nag Seydina Alioune dina ñëw ak yéen nag ci li nga xam ne mooy faits divers yi ak les actualités sportives yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir semaine yi mu ñëw ak yéen nag ci li nga xam ne nag mooy actualité people internetu Feeling Dakar balaa may xuus si waxtaan bi ma bàyyi leen ngeen nuyoo ak ki nga xam ne nag mooy Abdoulaye nuyu naa ko. Fatou maa ngi lay fay. Bonjour, salam, bonsoir les ponts de la position du soleil ou le moment où vous êtes en train de regarder ces vidéos nuyu nañu ku ci nekk sa tur ak sa sant. comme ni ma ko waxee tout à l'heure dañuy ñëw ak yow nag ci li nga xam ne mooy les actualités politiques les plus marquantes de la semaine ñu gis ay bés yu génnoon la sortie du maire Barthélémy Dias nan ngay jàngatee kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati ci conférence de presse ak sortie yu def ci les médias de la place. waaw xam nga Barthélémy li mu wax benn côté man dama naan nopp mun na ko dégg. mais tey jii nii booy xool dafa mel ni guerre de position lay jéem a indi ci biir taxawu Sénégal. mais après au fur et à mesure muy dem ci biir conférence de presse bi dañuy doogay xam carrément fi mu bëgg jëm. muy être le maire de la ville de Dakar ak bi mu waxee loolu ba pare gis nañu aussi yenn manquement yi gis nañu récemment sorti Khalifa Sall gis nañu tamit yeneen sorti yu mu def mais dafa mel ni jamono ni diggante moom ak Khalifa Sall demeetul noonu. diggante boobu daf la ñuy ñëw parce que gis nañu récemment ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias fële ci 2S mu indi explication jëmale ci diggante mu kii di Khalifa Sall comme nit ñi ñu ruubee ne comme mais xam nga tamit dafa am lu am solo. que ni tey jii nii ki nga xam ne moo nekk sa kilifa ci politique noonu laa ko mën a tuddee. parce que Khalifa Sall mooy leader ci biir taxawu Sénégal. donc tey Barthélémy est-ce que bi muy def loolu déggoon na ak Khalifa Sall. déjà ba pare parce que booy xoolee. dispersion laa ko mën a tuddee bi am ni Khalifa di wax côté bii nii yeneen laa ko mën a tuddee donc yeneen waayu Barthélémy Dias aussi nekkee de l'autre côté di wax léegi fa mu mujj ñoom ñaar seen diggante dootul melati comme ni mu meloon devant les écrans nag ils peuvent dire que non entre nous y a rien tout est normal tout est kii mais réellement Khalifa man bon gëmuma ni que ni dina d'accord Barthélémy ni ma bëgg def. est-ce que tamit foofu fan nga ko teg ginnaaw bu ñu gisee peut-être tamit dañuy ñëwaat ci li nga xam ne. mooy rassemblement opposition bi ñu bëgg a def ñu gis kàddu yi nga xam ne Barth yëkkati na ko jëmale ci opposition bi nga xam ne ñoom ñooy yombalal le tour bi est-ce que tamit loolu la bëggoon corriger kii di Khalifa Sall génn def sortie boobu. mais Khalifa on a vu que Khalifa Sall yàgg na di. mais Khalifa ba tey jii nii on peut considérer Khalifa comme maire de la ville de Dakar même bu dee toogatul ci chaise bi. on peut considérer Khalifa comme maire. tey jii nii moom à l'époque je pensais que ni Khalifa lay jàppale non. ci ginnaaw Khalifa la nekkoon non. donc tey jii nii bu ñëwee taxaw def positionnement ne dafa bëgg nekk maire. et Khalifa en âme et conscience man xam naa ne aussi et il a des ambitions politiques pour nekk pour ñëwaat. nekk ci mairie Dakar. non même bu dee dafa bëgg nekk président de la République. Abdoulaye est-ce que instant bi ni ñëpp ngi ne kii di Khalifa Sall dafay ngem bu baax pour maire de Dakar Khalifa Sall kay ay ambition mooy présidentielle 2024. non mënuma gëm que ni ngemb la. mënuma gëm ngemb la parce que selon ni mu demee bu doon ngemb la mënoon na demee neneen mais gëw ma ni ngemb la non bii du ngemb. ñu ñëwaat rek si sortie Barthélémy Dias gis nañu mu wax ci li nga xam ne mooy Cour des comptes bu ñu envoyé fële ci maire mooy Sacré-Cœur muy jàpp ne ay xoqatal la pour mu bañ a déposer candidature. waaw ñi jege Barthélémy Dias nee nañu nguur gi dafa tiit moo tax ñu envoyé ñun waaye bu ñu sukkandikoo tamit ci yenn information yi IGE bi ñu nekkee biir Sacré-Cœur yàgg na. mais baax na ko loolu de. bi ñu duggee mairie Sacré-Cœur. yàgg na bi ñu duggee mairie Sacré-Cœur doon xool carrément yan information lañ fa bëgg lañ fa war a mën a am
pour mën a bind seen rapport mën ko envoyer au niveau du présidence mais tey jii nii li tax sénégalais yi xam que ni IGE moo ngi biir mairie Sacré-Cœur Mermoz après la sortie de Barthélémy Dias. donc yow da ngay avérer les propos les dires du président du maire Barthélémy Dias que. loolu yàgg na ko waxu sama avis personnel la. sama avis personnel man dama gis ni que ni ñooñu yàgg nañ fa c'est juste Bart xëy na li mu bëgg def. foofu la ko mën a jaarale pour xokkatal état bi moo tax mu bëgg def. en résumé pour ñu tëj li nga xam ne mooy parti Barthélémy Dias nan nga gisee taxawaayu Bart. position bi mu taxawee ni jamono toll nii. baax na pour nekk maire. mais ñëpp dañuy naan kii di Bart tamit peut-être goxu Mermoz Sacré-Cœur rek la mën a am mais yeneen communes yi nga xam ne nekk ñu ak moom est-ce que ce sera possible yomb ci moom tamit ak nu muy ŋàññee opposition bi jamono bi est-ce que dina yomb ci moom nekk candidat mais le candidat idéal de l'opposition. Fatou on se dit la vérité tamit tey jii nii Bart de 2009 à nos jours. moo ngi biir mairie Sacré-Cœur Mermoz. gis nañu li mu def biir Sacré-Cœur ak biir Mermoz. ku fa dëkkul sax xam nga li fa nekk xam nga li fa mairie Sacré-Cœur def kon kooku noonu tey jii nii bu ne dafa bëgg nekk maire de la ville de Dakar. war nañu ko mën a jox bénéfice de doute. ñu tëjee foofu ak Barthélémy Dias beneen actualité plus marquante de la semaine ci wàllum politique bi gis nañu interdiction de sortie président Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu ko invité woon fële ci Togo ñu fi war a am 26 28 mai ci benn états généraux de l'EGO pour waxtaanee fa boobu moom lan nga ko gisee boobu la interdiction. def lu la neex weesuwul accepter invitation bi. c'est ça. ndax bu ñu sukkandikoo ci li fi jotoon a xew. le président Ousmane Sonko. amul droit génn territoire national. parce que dañ ko defaral damay fàtte tur bi contrôle judiciaire. contrôle judiciaire. lañ ko defaral. et que quand on parle de contrôle judiciaire je suis pas juriste mais tey ni ma déggee contrôle judiciaire mooy amoo droit génn territoire national. sa passeport dañ koy confisqué. chaque 15 jours da nga war a dem wuyu ji. donc tey jii nii yow bu dee dem nga ba xam loolu noonu. benn dëkk invité la. lu nekkul biir Sénégal nga war a génn Sénégal. yow gisoo que ni loolu tamit def lu la neex tamit da cee mais bu ñuy wax noonu peut-être dinañu mën a sukkandiku ci contrôle judiciaire mais est-ce que c'était le procureur de la République moo amoon sañ-sañ joxe loolu boobu les décisions parce que dañu ne kii le juge d'instruction moo war a taxawaay. léegi ñu retracé waat lettre bi fi mu jaar ba agsi fi mu agsi. lettre bi mu ñëwee dañ ko déposé ci juge d'instruction. juge d'instruction communiqué ko procureur. et que moment boobu noonu procureur mu laaj procureur avem ci demande bi nga xam ne envoyé nañ ko. et que comme que ñaar ñi fi nekk nii dañ fi nekk juste pour intérim. am na ñu fi nekkoon. ñoom ñoo signé woon décret boobu noonu. tey jii nii ñii procureur de la République. joxaat lettre boobu noonu. juge d'instruction. est-ce que. léegi juge d'instruction nag ci la ñëwaat doo ngay jël ndogal yi nga xam ne jël na ko mooy que ni kat Ousmane Sonko. en tant que citoyen sénégalais. mënul génn territoire national. mais ay avocats am nee nañu jaay doole la. ba tey dañuy desandi internautes yi ci li nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ñu gis nag ay bés ñu génn démb mu waroon dem fa li nga xam ne mooy Ziguinchor ci noonee nag gis nañu mu tase kii di woykat bu mag boobu di Wally Ballago Seck ba tax na rek dañ leen di bàyyi ngeen teewlu image yi nga xam ne moom lañu leen di wan nii ñu ñëwaat ak yéen ci li nga xam ne mooy plateau bi. ak ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko nouvelle bi nga xam ne nag jot nañ ko ginnaaw bi ñu gisee ndaje bi nga xam ne defoon na ko fële si Ziguinchor dajale ñi nga xam ne ñoo faree ci langue politique bi ñu nekkee ci gujje bi ñu mun ci lim ki nga xam ne mooy Soxna Aïda Mbodj ak Barthélémy Dias Cheikh Tidiane Diop gis nañ fa ñoo xam ne nag ñoom ñëpp am nañu dayoo fi nga xam ne mooy seen gox yu nekk ba tax na rek ñu gis ne ab malaise le président Ousmane Sonko def ginnaaw bi ñu newee dafa amee ab feebar ci li nga xam ne
ne mooy nerf sciatique am ba juróon tax coow Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci li nga xam ne nag mooy fële si Sweet Beauty boobu ba léegi ñu gis nag kii di président Ousmane Sonko di wëyal yoonam gis nañu taxawaayam ci li nga xam ne nag mooy fii ci réew mi boobu la information tamit est-ce que du jar ñu samp laaj ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ban feebar la am wala ban lan moo ko war a mun a indil boobu le malaise ñi di wax li nga xam ne mooy coono ñeneen di stipuler li nga xam ne nag mooy naaj bu tàng bu ñu taxawoon di def seen discours lu ci mën di am rek internet yi dañ leen di bàyyi ngeen teewlu vidéo bi nga xam ne boobu léegi nag mu ngi lëmbee li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi ginnaaw nag bi nga xam ne waa Jotna TV ñoo ko def boobu le direct ñu gis ne affaire inattendue la affaire boo xam ne kenn xalaatu ko woon ba tax na rek jotoon nañu di waxtaan pour ñu wàccee li nga xam ne mooy caméra yi mais le coup est déjà parti ñu bàyyi leen rek internet yi ngeen seetaan boobu les vidéo bi nga xam ne boobu léegi bi mu amee mu ngi lëmbee li nga xam ne mooy réew mi. ñun ñu nekk seen exemple boobu dinañ ko jéem a def dinañ fexe jeunesse bi ñee seen i leader dinañ fexe jeunesse bi ànd ak ñun ci jikko yu rafet ànd ak ñun ci koom ànd ak ñun ci lépp li nga xam ni mooy defar dinañ fexe ba Ziguinchor nekk ci jàmm ngeen baal ñu àq wa salaam jërë ngeen jëf. Feeling Dakar dañuy wéyal rek li nga xam ne mooy actualité ñu nemmeeku ci biir semaine bi ginnaaw noonu nag Abdoulaye dañuy ñëwaat ci ki nga xam ne mooy président Macky Sall ñu gis ne ginnaaw président Ousmane Sonko démb demoon na fële ci Touba tase ki nga xam ne mooy xalif général des Mourides lan nga jàngatee loolu ak nga ko gisee. waaw coow li bëri woon na ci ginnaaw entre xalifa général des Mourides ak ki nga xam ni mooy son excellence Macky Sall. tey jii nii man dama naan le président Macky Sall bu demee seeti ki nga xam ne mooy xalifa général bi da ko war a dem seeti. mais lan moo tax mu dem seeti ko. loolu mooy question bi. est-ce que nekkul li ko xalif bi ñaanoon mu bañ tey jii nii mu bëgg maanaam nan laa ko mën a mu bëgg dem jéggalu auprès du xalif général des Mourides wala tey jii nii li mu élection yi ñuy jub en janvier. tey jii nii élection yi ñuy jublu ji janvier 2022 est-ce que tamit loolu moo dem seeti président parce que bëri na ay aspects yi nga xam ne. est-ce que tamit nekkul si tànk Ousmane Sonko rek comme moom jamono bi ñuy wax ak yéen kii di président Sonko moo yóbbu fitam gis nañu récemment. waaw mais ñoom ñaar kan moo yóbbu fit sa morom. est-ce que tamit kan moo yóbbu sa fitu morom ci. d'après vous ak li nga xam ne moom la ñuy dund ay bés yi kan nga yaakaar. waaw ñoom ñaar kenn yóbbul fitu kenn. xam nga damay bañ a taxawu position. J'aime vraiment être neutre. Si ces genres de problème-là, je veux être neutre parce que nous ne faire quoi. gis nga nag gis nañu li nga xam ne gis nañu li nga xam ne mooy sortie bi nga xam ne Sonko defoon na ko bu mu génnee ci xalif général des Mourides. pourquoi bi pas bu ñu gisee njiitu réew mi génn amuñu benn ponk yi nga xam ne foofu loolu lañ fa waxtaanee ci huis clos boobu nan nga jàngatee discrétion bi nga xam ne njiitu réew mi def na ko annoncé wul li nga xam ne mooy dem Touba dem directement nan nga ko gisee. mais tamit est-ce que le président de la République dem fa en tant que mouride. c'est une question. waaw. est-ce que dem fa en tant que talibé. buy dem seeti sëriñam donc discrétion bi dafa foofu tamit dañ ko fay laaj mais man la question que je me pose et les Sénégalais les questions qui sont en train de se poser wala ñoom question yi ñu poser mooy que ni qu'est-ce que le président de la République fait chez le khalife général des Mourides. C'est une question. C'est une qui n'a pas encore une réponse. Wow. Et c'est une question qui n'a pas encore une réponse. Et bientôt, d'ici quelques temps, on aura tous les réponses ensemble. ba tey rek ñu desandi ci ki nga xam ne mooy njiitu réew mi son excellence ñu gis ne benn seetkat bu ñu dalaloon fii ci Feeling Dakar nee na kii xam ne mooy président Macky Sall dina amaat dina déposé waat troisième candidature lan ngay jàngatee loolu ñu gis ne jamono yi ñuy faree ci opposition bi ñoom dañu ne lànk du fi amee. waaw du ma ne sax bu ñu sukkandikoo ci seetkat bi. mais nañu dem juste seetaan intégralité émission boobu c'est très important. bu ñu seetaanee intégralité émission boobu dinañu gis rek ni kooku waxul rek ci troisième mandat son excellence président Macky Sall. mais am na tamit yeneen révélation yi nga xam ne def na ko ci président Macky Sall.
ba tey la ñuy taxaw rek ci li nga xam ne mooy président Macky Sall gisoon nañu tamit ay bés yi génnoon na di amal ay révélation gis nañu tax li nga xam ne mooy face à la presse gouvernement bi ponk yi nga xam ne jot nañu ko fa waxtaanee ñu waxtaanee ci tamit li nga xam ne mooy Barthélémy Dias nan nga ko gisee encore Barth qui revient sur encore Barth continue waaw moom laa bëggoon ñëw encore Barthélémy Dias qui revient gis nañu positionnement bi nga xam ne am na ko ci li nga xam ne mooy redécoupage administratif bi nan nga ko jàngatee. Wow, déjà en tant que jeune, je ne parle pas en tant que quelqu'un qui est dans les médias, mais quand je parle en tant que jeune, moi je me dis qu'à l'époque, Abdoulaye Wade l'avait fait, l'élection du Wade. Mais c'était un découpage politique. Lui, il a utilisé le mot administratif, mais nous savons que c'est un découpage politique. C'est ça, il faut la donner, évidemment. Et que Taïdjini, moi je dis que nos ministres ont failli à leur mission. Mais quand on parle de conférence, ou conférence de presse, Taïdjini pour nous voir ses réalisations. Taïdjini pour nous voir, yo, Taï, ligne projectée pour DEF. Ils ont censé offrir des emplois aux jeunes. Mais Taïdjini, dès que vous avez une conférence de presse, 90% de l'Union, c'est pour réélire le président. Le président Macky Sall. Comme vous avez dit, nous avons le troisième candidat du président Macky Sall. Juste. Récemment, une anecdote. Tu es record. Nous avons fait un film. Nous, c'est une mais ndogu bi yëpp amul kenn ku bokkul woon ci ñoom ku fa nekk mais benn kàddu rek moo fa nekk nan la ñuy def ba mu falu troisième li ngay wax ni c'est grave de am nga ci ay film nan la ñuy def ba ñu falu troisième mandat c'était le dernier vendredi du mois de Ramadan. Ok ba tey rek dañuy desandi des actualités les plus marquantes ñu bàyyiwaat tuuti Abdoulaye mu soufflé mu ñëwaat ak yéen tamit ci li nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réseaux sociaux yi gis nañu ki nga xam ne mooy Pape Mbaye kenn dootu ko présenté comme ñi nga xam ne nag ñooy borom ñaari tur yi mu amoon ab accident ñu xëccoon ko yaatal ko ginnaaw noonee nag moom mu génn indi ay leeral ci li nga xam ne mooy boobu de accident première apparition bi gis nañ ko mu def ko ci cadre bi nga xam ne cadre sportif di ko wute li nga xam ne mooy ab match basketball ba tax na rek duñuy yàgg rek bàyyi leen ngeen teewlu boobu léegi image nga xam ne boobu léegi ñu ngi wax Pape Mbaye dafa amee handicap moom mu wane nag li nga xam ne mooy boobu le accident amul benn handicap bi nga xam ne def na ko ba tax na dañ leen di bàyyi ngeen teewlu boobu le vidéo. Assoundour création Ahmed Fafana jël guddi gi tudde ko yëg ci suba sa ñëw bu la Ahmed Fafana way la ilaha sang la asu dugal na sama rakk ji dugal na xale baa nga ne asoo ngi nii let's go three go three laay la asu dugalaat na asu dugal na sama rakk ji dugal na asu séeri ki na paal séeri pa faal mu jéet góoru Awa Balde sama rakk mi Awa Balde mu baax mi mbokkum ndey Mari Cissé mu rafet mi kenn du sama yuuxu sama rakk jaangi waaw asu jël na bal ba asu téye na bal ba asu paas na bal ba asu ngay daw laa ilaaha illallaah xale baa ngay daw joxaat nañ bal ba xaritu asu ba joxaat na ko xaritu asu ba bal baa nga nee asu nga tàllal loxo ya laa ilaaha illallaah asu jël na bal ba asu jël na bal ba ay asu jël na bal ba kenn du ñëwaat ak Abdoulaye ñu ñëwaat ci li nga xam ne mooy wàllum politique bi gis nañu capitaine Touré élément clé enquêteur principal ci li nga xam ne mooy coow Ousmane Sonko ak Adji Sarr
muté nañ ko ci li nga xam ne mooy commandement fële ci service gendarmerie ginnaaw bu mu tëddee 60 jours lan nga jàngatee kaawu capitaine Touré ginnaaw bu ñu ko gisee si capitaine Dièye. waaw mais lii mënoon nañ ko xaar. forcément foog mu ñëw et actuellement nii dañ naan sax xaw na yéen bi du ma ne sax dafa diis mais dafa woyof. ci kawam. yéen laa ko mën a tuddee. yéen bi dafa woyof parce que mënoon na gën a metti. mais enquête dinañ ko ubbi pour xool. moom moo tax ma ne mënoon na gën a metti. selon fi histoire bi jaar. selon trajet bi ni mu mel. mënoon na gën a metti. mais comme que jamono nii dañ ko muté. et que aussi il peut risquer la prison. wala radiation. wala dégradation lu wàccee darajam. yow est-ce que da ngay avérer li nga xam ne mooy procès-verbaux yi nga xam ne moom lañ jàpp ne moom moo ko falsifié est-ce que yow da ngay partager le même avis que les gouvernements. du ma ne moom moo ko falsifié. waaye du ma wax tamit falsifié. parce que la xewoon foofu. moom ak yàlla kese ko xam. mais li ma bëgg sénégalais yi aussi xam ko. mooy que ñu waratuñu toll moment bi nga xam ni. Les gens nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on ignore. Parce que tey jii nii man mënuma concevoir nga ne yow tu es un enquêteur. Chaque enquêteur. on enquête sur lui. waaw parce que sax looloo taxoon mu démissionné daw fi nga xam mais si tu es enquêteur et tu veux pas qu'on enquête sur toi ne prends pas l'enquête. Si tu es enquêteur et tu veux pas qu'on enquête sur toi. non ne prends pas l'enquête. parce que dossier bi ci loxoom la nekkoon. coow li bi mu bëree ci la bëgg delloo dossier bi. est-ce que du lu mu njortoon des menaces de mort ak surveillance bi ñu ko def ci moom parce que loolu la jot a génne. kan moo gën a nekk danger ci biir Sénégal selon yow. mais les Sénégalais lambda. le président de la République. moo gën a nekk danger. li tax nga ne mu gën a nekk danger parce que chaque jour que jëfee ñaata menace lay jot. mais moom am na li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo koy protéger am na armée am na gendarmerie am na police. mais chaque jour ñaata menace est-ce que menaces yi nekkuñu sax ba ci biir. exemple lay joxe. tey jii nii un commandant de la gendarmerie bu commencé benn enquête. ak enquête bi fi mu toll. yow war nga xam ne que ne dinañu enquête ci yow. et que am na ci biir enquête bi dafa amoon yeneen révélation. comment on peut convoquer. tey kenn. ki nga xam ne dañu ne dañ ko convoquer à la direction des investigations criminelles. non section de recherche du moins. ñu koy convoquer ak SMS. donc erreur bi mu njëkk def en tant que commandant mooy loolu moo tax. jamono nii pour faral ko wala pour wax quelque chose ci moom day xaw a difficile. Ça a été un plaisir de partager avec vous le plateau. Le plaisir de partager. ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak internet yi nga xam ne ñu naan la dalal ak jàmm fii ci Feeling Dakar TV. Merci encore une fois de m'avoir souhaité la bienvenue. Les bonnes nouvelles n'ont jamais trop le temps de quelqu'un. Mon grand-père Feu Golbert Diagne le disait tout le temps. que son âme repose en paix. Merci. Merci beaucoup. ñuy wéy rek li nga xam ne mooy actualité bi ñu siy ànd ak ki nga xam ne tamit mooy Seydina Alioune Sy ñuy ànd ak moom ci li nga xam ne mooy des actualités sportives ak faits divers yi nga xam ne jot nañ lëmbeen li nga xam ne mooy semaine bi ba tax na rek balaa may sóobaat ci waxtaan bi ak moom ñu bàyyi ko mu nuyoo ak internetu Feeling Dakar Alioune nuyu naa la. madame Ndoye maa ngi lay fay bu baax a baax. di nuyu itam sama naataango Abdoulaye mi nga xam ne ñun ñoo bokk plateau bi di la nuyu. itam di nuyu internet yu Feeling Dakar TV. comme nuñ ko nar a defee maak yow ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye ñu waxtaanee lépp lu dem ci wàllum actualité les plus marquantes dañu ñëw ak yow ak li nga xam ne nag mooy actualité sportive dooree ko ci Tapha Tine ak Boy Niang ginnaaw bu ñu gisee ñu tëgg boobu la combat. madame Ndoye muy combat boo xam ne dana neex tax ndaxte ki nga xam ne mooy Tapha Tine gëj nañu ko gis ci scène bi waaye dellusiwaat na combat boobu nag ñuy fàttali internet yi ne ki nga xam ne ñoo ko tëgg ñoom noo di waa Leewtoo production ñu ngi ko fësalee ni ki démb ci samedi bi mu nekk nag combat boo xam ne ñu bare war nañ ci mën a kontaan ndaxte Boy Niang xale la nekk ci yoon mën bëre am doole ba tamit bëgg dem ci kanam ci làmb ji daje
nekk koo xam ne Tapha Tine kenn ku ne xamoon na ko ci làmb ji. ci wàllu bëreem ak ñi nga xam ne noonu la daan xeexee. ku mësaan a bëreel ñu ci bari yóbbu na leen ardo. laata mu fi toog def benn stand by boo xam ne def na ko. par rapport ak carrière am donc Tapha Tine moomu la ñu tëggaat combat moom ak Boy Niang doomu Pikine bi. ñu jàpp ne combat bu nar a neex la combat bu nar a yëngu la te amateur yëpp xam nañu ne combat boobu du mën a yomb. ñu des ba tey ci li nga xam ne mooy làmb ji kii di rëg-rëg ak guy gi nag seen premier jàkkaarloo dina am dimanche bi ñëw 20h su jotee fële si groupe Futurs Médias. waaw ni ki tey jii la sax la war a doon. ci direct lay doon ci fi nga xam ne moom moo di télévision Futurs Médias ñoom sax ñoo tëgg combat bi. ba noppi itam bëgg cee jàllale communication bi mu war a nekk nag jàkkaarloo boo xam ne. ñu bari ñu ngi koy xaar certainement parce que dafa war a nekk nag diggante rëg-rëg ak guy gi kenn ku ne xam na rëg-rëg. bëre. kenn dàqu ko ci arène bi. nekk na mbër moo xam ne ku muy bëreel ku ne danga koy bàyyi xel. mais guy gi tamit à travers doole gi mu mës a am. bañ ko daan tuddee simpi. moom mooy le roi di simpi. yaakaar naa ni ñaar ñooñu suñu dajee làmb juy neex lay doon. moo tax groupe Futurs Médias am yëg-yëgu tëgg boobu le combat. loolu yëpp nag bu ñu seetloo affiche yi juddu ci làmb ji jamono ji. wane na ni làmb ji ñu ngi koy dekkilaat ndànk-ndànk ci li nga xam ne moo di ci réew mi ginnaaw bi mu amee benn taxaw goo xam ne taxaw na ko internet maanaam ñi nga xam ne ay amateur lañu. dem nañu sax ba fàtte làmb ji nañ ko daan waxee mais je crois que fi mu toll nii nag ñu ngi ciy dellusiwaat. comme ni ñu ko waxee sànq internet Feeling Dakar ngeen xaarandi rëg-rëg guy gi tey ci 20h dinañ def seen premier jàkkaarloo suñ jógee ci làmb ji rek dañuy dem ci li nga xam ne mooy wàllum football match amicaux yu ñuy préparé taxawaayu Aliou Cissé nan nga ko gisee. waaw taxawaayu Aliou Cissé jamono ji ñu ngi laam-laamee ni dina xëy bo mën na ko def sax ci talaata bi ñu jëm ak ci àllarba ji jàkkaarloog ak ñi nga xam ne ñoo di journalistes yi génne liste bi nga xam ne ñoom la bëgg a àndal ci ñaari match amicaux yi nga xam ne war na ko amal ngir saytuwaat équipe am. bu ñu seetloo ci ginnaaw am na ñaari match amical yu mu amal yoo xam ne da cee lajj ci wàllu système de jeu ak joueurs yi nga xam ne ñoom la convoqué. mën nañu wax ni nag da doon essayer am lu mu doon xool di ko jàng ndax dina mën a jàll waaw wala déet. waaye je crois que mënut a jàll li gën mooy mu daal di defaraat yëf yi mën a wanaat sénégalais yi ne leen li fi nekkoon mu ngi fi jóge fi. donc nag am na ci joueur yoo xam ne da leen a bàyyi woon ginnaaw. dana leen woowaat xëy na ñu dellusiwaat ci tanière bi. waaye itam am na système de jeu boo xam ne mu ngi ko doon jéem a essayer système de jeu boobu jàllul paasul. donc nag na fexe indil loo xam ne dina tax amateurs yi nga xam dañuy seetaan football surtout sénégalais yi nga xam ne dañuy supporter équipe nationale. ñu mën a amaat satisfaction ci seen équipe bi nga xam ne mooy équipe nationale retrouver waat ko comme nañ ko xamee woon. donc nag Aliou Cissé ñuy xaar ci moom rek taxawaay bu mat sëkk moom ak ay techniciens am. ñu mën a indiwaat équipe nationale ci yoon bi nga xam ne dana tax ñu am confiance su ne suñu demee Coupe d'Afrique mën faa wane suñu bopp. si Coupe d'Afrique boobu la ñuy taxaw parce que gis nañu ay bés bu ñu génn CAF interdire lépp lu dem ci wàllum yëngu-yëngu ci éliminatoire ginnaaw bu ñu gisee suñu stade yi tàggatambe ci li nga xam ne nag mooy wàllum jongante nan nga gisee décision boobu CAF jëloon ci li nga xam ne mooy wàllum stade yi nekk ci réew mi. waaw loolu ci wàllu homologation yooyu. pour man damay gis ne foofu njuum li ca nekk mooy état du Sénégal. dafa lajj ci wàllu infrastructure yi nga xam ne waroon na koo tabax. ngir sport bi mën a dox. parce que lu toll ni Sénégal ñu lay tudd ci Afrique moom mooy ki jiitu ci wàllu football. loolu du lu ndaw. nga dem ci FIFA mu nekk ci place bu am solo. placé wu foofu noonu. donc tamit nekk vice champion d'Afrique. nga dem coupe du monde mu def fa ay jaloore yoo xam ne ba tey ñu ngi ciy waxtaane Sénégal. donc am ay joueurs yoo xam ne joueurs yoo xam ne fu ngand la ñuy footballee ci ay club yu baax. ku ci mel ni Sadio Mané Edouard Mendy gis nga ko récemment mu ngi war a waajal mu ngi waajal pour dem ci Champions League ci finale bi. gis nañu itam yeneen doomu sénégalais yi ñu ngi ci Europe. Idrissa Gana Gueye ci Paris. loolu du ce n'est pas pour rien ñun ñu war a xam ne nag Sénégal. dafa war a am ay stade yu baax yoo xam ne ci la ñuy footballee. mais bu ñu nee stade bu baax ñu ne la Dior nga dem waa FIFA ne la seen stade yi baaxut
donc dëppoowul ak li ñu soxla ci ay stade pour ñu mën a football éliminatoire coupe du monde bi ñu jëm. loolu pour man gàcc la pour Sénégal. dëgg la nag ministre des sports joxe na ay explications. mais ñun li ñu soxla en tant que ay sénégalais. mooy ñu fexe ba football bi ñu utal ko infrastructure yu baax a baax. ba nga xam ne suñu football dana mën a jëm ci kanam. ba tey rek comme yaa ko soulevé dañuy ñëwaat ci ministre des sports Matar Ba barki démb génn na di xamle 250 stagiaires yi nga xam ne dinañ leen recruter pour ñu saytu kaaraange stade yi nan nga ko jàngatee ginnaaw bu ñu nekkee di réfectionner li nga xam ne mooy stade yu nekk ci réew mi. waaw pour man loolu yoon la saytu kaaraange stade yi ak li ci biir yëpp. pour man loolu lu jaadu la ci réew mi waaye itam dana am ci côté boo xam ne xëy na sport bi dana ci participer ci côté emploi des jeunes. nga xam ne dinañ ci recruter ay nit yoo xam ne dañ leen di mën di fay. ñu dimbali leen ñooñu aussi. mais loolu lu jaadu la ci Sénégal ñu am ñoo xam ne dañuy saytu. li ni mel ci stade yi yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi. pour que ñu mën a am nag ay stade yu baax comme ni ma ko waxee sànq. jaar yoon lépp loo xam ne dañu koy laaj pour Sénégal war koo mën a organiser ñu mën koo war a taxawee. suñ ñu ñëwee xool saytu bu ñu fi yebalee ay techniciens yu jóge bitim réew ñu mën a wane ay preuves yi wane ne ñun ñi àttan nañu liñ ñuy bëgg a yen. ba tey rek ñu desandi ci actualité sportive tëjee ko nag ak ki nga xam ne mooy Benzema. ñu gis mu nar a dellusiwaat fële ci France. ginnaaw coow li ko toppoon diggam ak ki nga xam ne moo di Valbuena moom Benzema dellusiwaatam ci France yaakaar naa ñu bari yàkkamti woon nañu ko surtout les Français ndaxte nekkoon na benn attaquant boo xam ne dafa am taxawaay ci équipe bi nga xam ne moo di équipe bu France bi moom Benzema kenn ku ne xam na ko gis nañ taxawaay bi mu am ci Real de Madrid. football da koy def normal ba itam ci côté attaque gis nañu ne ci ñi mën ci àdduna bi. moom Benzema ci la bokk. donc nag yoon la mu dellusiwaat ci équipe nationale bu France bi donte ni réeroo amoon na. waaye comme dellusiwaat na nag français yi yaakaar naa ni dinañ dund benn euro boo xam ne nañ ko xaar parce que Benzema ci kaw ki nga xam ne mooy Mbappé ci kaw. yaakaar naa ni loolu France ku mu dajeel ku ne war ngaa mën a serrer say défense bu baax sinon di nga jël ay bii ba sonn. noonu lañ koy defee ci li nga xam ne nag mooy actualité jëmale ko ci fait divers dinañ ñëwaat ak ki nga xam ne mooy Seydina Alioune ci li nga xam ne mooy fait divers ñu nemmeeku rek ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy actualité jëm ci wàllum people ñu gisoon nag semaine bi le motif Doudou te mu nekk ci série Adja indi woon ab coow lu rëy ginnaaw bi ko Adamo nag di faral di defee saa su ne su amee kawteef jëmale ci li nga xam ne mooy wormaal ñu ñàkk wormaal ñi nga xam ne ñooy yëngu ci li nga xam ne mooy showbiz bi ak ñi nga xam ne ay artistes lañu suñu defee kawteef rek dañuy gis ne kii di Adamo moom da koy fësal ñu gis si ginnaaw tax kii di Adamo génnoon def ab vidéo di baalu Sénégalais yi di xam ne léegi moom dootul indi cas bu mu indi nag dootul waxati tur dootul waxati adresse mais saaga yi nag dina ko wëyal ñu gis tamit beneen vidéo bi nga xam ne Adamo def na ko di saaga démb nag li nga xam ne nag mooy beneen vidéo bi ñu gisaat kii di Kaliphone ak Adamo jotoon échangeante benn live bi nga xam ne jot nañ ci gis kàddu yi nga xam ne jot na ci yëkkati Adamo xaw a rafetal li nga xam ne mooy nekkinu Adamo ba tax na rek dañuy bàyyi ngeen seetaan quelques vidéos yu Adamo ak coow li nga xam ne toppoon Doudou bu série Adja. man pour man ak sama xaritoo ak yow Adamo war naa la mën a ñaan nga bàyyi yi nga ñi lay dugal ci cas yooyu noonu. naan la cas bi Adamo bu ñu demee keroog yàlla. kattan sa ndey laa la wax ay da ngay fontu. déggoo ma de depuis daaw. yaa ngi fël ndey laa la wax. yaa ngi taataane non boy loolu. dama ne sa ndey. ñu tëjee li nga xam ne mooy actualité people ak clip bu bees bu Viviane Chidid Ndour à chaque fois suñ ko gisee récemment ñu gisoon nag vidéo bu mujjee génnee amoon buzz tolloon ci li nga xam ne tax mooy 1 million ëpp ko ci li nga xam ne mooy ci ay vues ñu gis vidéo bi nga xam ne bu bees bu mu duppee Sadik Lady ñu bàyyi leen rek ngeen dem seetaan tuuti li nga xam ne mooy boobule vidéo. tey rek ñu desandi ci li nga xam ne mooy actualité fait divers yi Aline dina ñëw nag ci ki nga xam ne mooy soxna Khady Diack ak gune googu ñu faatoon ñëw ci yéen ak ki nga xam ne mooy étudiante congolaise boobu duñu bàyyi rek ki nga xam ne mooy Aline mu ñëw ci li nga xam ne nag mooy ñaari lekkaay yi nga xam ne ay faat bakkan lañ si jëlee ci ay bés yi ñu génn.
voilà madame Fatou Ndoye gis nañu ne rey gi ci Sénégal moom phénomène la boo xam ne daaw fi bari dëgg la waaye léegi mu ngi bari te li ko waral nag bokk na ci bari na nag waaye bokk na ci ñàkk yaru gi nga xam ne yar gi am na ko léegi maanaam éducation de base bi ñu daan am ak daan ko gis mag ñi daan ko def ci seeni doom léegi amatul puisque léegi ku jur sa doom yaa ngi ko bàyyi ci réseaux sociaux bi yaa ngi ko bàyyi partout muy def lu ko neex ak téléphone am donc nag boo dee xool ci internet bi la ñuy gisee yenn yi di ko relaté waat tax na ba li nga xam ne moo di faatu gi dana faral di bari banditisme yi xaw di bari parce que ndaw ñi xëyatuñu amuñu benn temps bu dul toog rek di sëgg ci seeni téléphone des fois bu ñu bëggee dara ku xëyul amuloo foo jëm soo demee ba amatoo loo def faaw nga jéem a créer benn mbir lu ci mel ni itam jur doom ba noppi def li ni mel loolu lépp ci manque éducation la dinañ ñëwaat ci côté boobu ci beneen wàll. voilà gis nañu itam déggoo nga tudd léegi muy ci ñaari docteur yooyu di monsieur Baba Diagne ak soxnaam di Dieynaba ñu leen di ñaanal yàlla rek xaaral leen aljana ñu dem ci ndaw donc nag def seenu mariage yàggul dara ñu doon dem di korité ci seen i mbokk far yàlla suñu borom moom leen donc nag loolu di firndeel ni rek Sénégal ba léegi accident yi jugagu fi te pourtant ñu ngi koy xeex di joxe ay sensibilisation à tout moment donc dafa jot nag ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal moo xam yow mi nga xam ne da ngaa nekk ci sa oto personnellement di dem wala ñi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu transport bi di yóbbu ay nit ak di indi ñu gën a xoolaat seen nekkin ci kaw tali bi seen dawalin puisque am na ci ñoo xam ne duñu def ay victimes lañu bu ñu demee dañ leen a tooñ ba pare yóbbu leen malheureusement donc ne donte ni sax yàlla mooy jël bakkan mais des fois tamit sababu nit ki ci lay bokk donc ñoom ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom xaare leen aljana. voilà soxna Fatou dinañu wax itam ci li nga xam ne moom mooy faatu gi nga xam ne nemmeeku nañu wala bokk agression yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ba sax jot nañ cee jël bakkenu benn étudiante boo xam ne mu ngi doon jàngee fii ci Sénégal te jóge woon ci étranger yi donc nag loolu nekk ci lu doy waar lu yéeme ci Sénégal ñu nemmeeku tam agression bu Fatel Sow yàggul dara ni ki aljuma ji la ñu gis information bi muy daw ci réseaux sociaux yi donc nag Sénégal nekk na réew moo xam ne fi mu toll nii bande d'agression bi daf fi bëgg di bari te li ko waral bokk na ci ni ma ko waxee woon sànq ci sama wax mooy ñàkk yaru gi nga xam ne ñàkk nañ koo yaru jànguñu soxlawuñu jàng gëstuwuñu jéemuñoo def dara te ndaw ñi aussi ñi ci ëpp liggéeyuñu ki nga xam ne nag dafay toog ci benn barab liggéeyul deful dara ci àddunaam su demee ba am soxla làmb poosam da gis ne dara nekkul ci poos bi lu mën a saafara jafe-jafem yooyu faaw mu agressé wala mu sàcc wala mu xool yan pexe lay teg moo xam dana baax wala du baax day dem jéem a xool naka lay gérer ay yëfam surtout ñi nga xam ne des fois dañ leen di wooye ay gainsman ak mel noonu ñu baal ma ci société bi lañ bokk mais du teet waaye tamit faaw ñu wax ak ñoom lu ci bari bu ñu soxlaa lu ñu gainsé wala lu ñu mandé buñ ko liggéeyul duñ ko am te buñ ko bëggee am faaw ñu dugg ci nit ñi jéem a xool naka la ñuy def ba agressé donc pour man loolu état bi ni mu ko war a régler moom mooy fexe ba gën a yokk sécurité bi ci fépp ci Sénégal waaye itam lijjanti ñenn ñi ñu mën a liggéey moo xam ñi nga xam ne jàng nañ ak ñi jàngul ñu xool ay pexe yu muy def ba nga xam ne ñoom ñëpp dinañ am fu ñu leen mën a insérer ñu mën di jàpp ci dara waaye koo xam ne su xëyee ci téléphone am lay nekk toog di teg ataaya su demee ba soxlaam daf ko te amul nu mu ko faje faaw mu xalaat sàcc wala mu def leneen loo xam ne mën na ko ci jural ay loraange mel na ni soxna Fatou loolu moom lu fi yaatu la ci Sénégal léegi war nañ cee wax problème insécurité bi. voilà jërëjëf soxna Fatou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne moom nga ñu doon introduire ci wàllu faits divers yi ak sportif yi nga xam ne mooy information yi gën a fës ci biir semaine bi ñu leen di joxaat dig daje fii ci Feeling Dakar ci Actu People bi nga xam ne dinañ ko amalaat niki dimanche bi di ñëw en direct lay doon tout le temps ñu ngi leen di wax ngeen abonné
te bés suñu cloche notification boobu vidéo bu ñëw ngeen mën cee jot surtout suñu direct yi ñuy def jërëjëf soxna Fatou. Karnatu Feeling Dakar mbégte ak kontaante la ñu amoon di ànd ak yow saa su ne ci li nga xam ne nag moo nekkoon actualité les plus marquantes actualité li nga xam ne nag moo gënoon xoyom ci biir semaine bi ba tax na rek internet Feeling Dakar lii lañ leen indiloon ci li nga xam ne mooy actualité buzz de la semaine ñu bàyyi leen rek ak quelques bonus ci li nga xam ne mooy sañse VIP sañse yi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko ci Korité bi ci ñi nga xam ne nag ñooy célébrité fii ci réew mi cant ak gërëm ñeen na leen ñu joxante dig daje ba semaine prochaine. waaw ne yéen ñu benn waaw te doole yaam ku bëgg yàpp reyal ñay ku bëgg jël ko ñël ku lëmb sama yaram bu tàngee du ma baale ku ci bëgg jàmm yoon ma neexal waa àdduna àppo bi ñëw na ku doon nelaw na nga ñëw tey ma yëngal naa yëngal bu ñu jox ma ordre national du lion prix Nobel de la paix jox ko jigéen ñi waaw saay saay dem leen ko kenn du ma saay saay yéen ma fiigal tey dama yëngoo sama yaram dafa tax ma maayee dara waaw fecc leen waaw fecc leen waaw fecc leen sama yaram dafa tax ma maayee dara maa ko tey nii lay demee saa yu ma neexee fecc leen ay waay fecc leen waaw waaw fecc leen sama yaram dafa tàng ma maayee dara. Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar notre plateforme d'information.